asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi di leen wax dal leen ak jàmm ci seen chaîne Chez Bilo Fine Cuisine donc tey nag comme niñ leen ko doon diggee chaque fois rek dañ leen di indil série yu nga xamante ni ci tuto yi nga xamante ni moom la ñuy defee ci Chez Bilo maanaam tey dañ leen di indil li ñuy wax basmati rice boo xamante ni moom la ñuy togg comme style biryani donc bu simple rek la ñuy def nii nga xamante ni di ngeen di gis souvent suñ nekkee ci bernde ak soxna Bilo dinañ ko fay accompagner ak ay togg yu bari du mel ni ki ay brochette ak ay ginaar yu ñu lakk yàpp wala jën yooyu yaay xool rek mu indi tuuti variété ci suñu togg donc li ciy dem moom du simple la dañuy indi basmati rice noonu la ceeb bi tudd mooy basmati donc moom la ñuy amee fii aussi curcumin wala safran su la neexee tamit daal di yore soble xorom ak tuuti soble évidemment dinaa indi soble dinaa ko ci def tuuti rek pour wan leen niñ koy defaree ak tuuti diw ak aussi tuuti diw ñor muy maanaam ghee butter soo amulee diw ñor mun nga jël beurre kese wala diw kese nga def ko donc ñu daal di dem commencer defar togg bi léegi nii incha allah bismillah. léegi nag li ñuy ñëw def mooy dañuy daal di sebet ceeb bi ba nga xamante ni set na wecc ndox bi ci génn day clair après ñu daal di koy jël nag daal di koy xooj pour ay 20 minutes yooyu daal di ci defaale xorom aussi suñ koy xooj en attendant nga xamante ni après dañuy teg suñu cin donc ñu dem sebeti ñëwaat ak yéen. waa gis ngeen ko nii donc li may def mooy lii c'est facultatif bu la neexee du la ci fekk mais dama ko bëgg a def rek man pour mu jox ceeb bi beaucoup plus de goût li ma def mooy dama yore fii kaani donc kaani bu verte bi laa jël xar si tuuti pour bu ñuy defar suñu sauce bale di ànd ak lenn loo xam ne dinañ ko mën a defar ay ndawal ak ay yu ma xamul yooyu noonu léegi moom laa jël daal di jël laurier ak tuuti kaaru soble donc soble bu ndaw la ma dagg ko en 4 parties benn partie bi rek laa jël def ci léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël tuuti diw nii gis nga tuuti rek laa motul sax une cuillère à soupe ma def ci comme rek tey jii boo doon baxal sa sa pasta boo doon baxal spaghetti nga daal di koy def léegi dama koy daal di upp gis nga suñu ceeb baa ngi nii bu ñu sebetoon bi dañ ko xoojoon ak ndox ak xorom donc moo tax gis nga defaguma fii xorom il faut ma xaar tuuti ba xam ceeb bi nu muy saf ba pare ndax layandiwu ma ko woon après léegi ñu daal di ñëw xool mun naa ci def yëpp parce que ceeb bi amul suuf so donc du jar ma koy yàq wala lenn moo ko desitu ndox bi comme ça mu nekkaale sax xoromam benn yoon léegi nag li ñuy def mooy dañ koy daal di gis nga yëngal nii tuuti après bàyyi ko nag muy bax bu baxee ba ci kanam dañ koy togg ba nga xam ne nekk na à presque 90% wala 95% mu pare donc loolu lañ koy dindi daal di koy yalandi suñ ko yalandee ba pare comme niñ defoon yeneen yi rek après ñëwaat tegaat ko ci cin bi daal di ci muur ak sopalin nga xam ne buñ ko laalee rek mooy par exemple pare na donc dañ koy teg foofu 10 ba 15 minutes fekk ceeb bi pare après ñu daal di yàq nag voilà gis ngeen ceeb baa ngi nii gis ngeen bu commencé flotter nii ci kaw gis ngeen ni mu mel xam nga sànq biñ ko defee yëpp dafa wàcc ci suuf bu commencé flotter ci kaw rek mooy maanaam ceeb bi presque pare na ba pare beneen indication bi ngeen di am mooy gis nga graine de ceeb yi dafay gën a dijj xoolal mu ngi nii boo xoolee mu ngi nekk boo ko bësee mu nooy mais ba léegi des na am na tuuti bët donc instant bi lañ koy daal di dindi ci cin bi donc daal di koy yóbbu ci robinet ba xent ndox bi dindi soble yeeg bagage yi ci nekk nii après daal di koy ñëw defaat ci cin bi donc ñu def loolu wan leen gis nga dama koy def ci tame nii rek moytu leen nag lii dana la jox daal di jël
ndox léegi daal di jël ndox bu sedd rek def ko ci pour mu dindi pour mu arrêter togg bi ci boppam. gis nga dama koy def fii mu commencé ci tuuti après ñu delloowaat suñu cin ci gaz bi daal di ciy def tuuti diw ak tuuti beurre donc buñ ci sotti ceeb bi léegi en attendant loolu di def ma daal di dindi yi nga xam ni moo nekkoon ci biir. gis ngeen dañuy def tuuti diw ci suuf pour mu couvrir ko daal di jël suñu beurre bi booy xool xaaral ma wàññi ko tuuti. lenn li ma def ko ci kaw une cuillère à café ngay jël def ko ci suuf leneen li nga bàyyi ko def ci kaw. diw bi c'est pour que beurre bi bañ a kii bañ a nuñ koy waxeeti bañ a lakk donc moo tax ngay def diw bi nga xam ne beurre bi du xam ci sa loxo. voilà léegi li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw rek sotti ceeb bi mais niñ koy sottee bu leen fàtte dañ koy tóoj. gis nga du ma ñëw rek def ko lépp tàpp ci suuf déedéet dama koy tóoj lu sa cin nag gën a yaatu gën a xóot sax laa war a wax mu gën a baax parce que jàppal ni xóotaay boobu moo koy togg vapeur bii di jóge ci kaw noonu parce que dañuy téye beneen vapeur bii di échappé wu ci kaw. gis nga ma jëlaat rek defaraat ni rebord yi bu baax lii du jël sax 15 minutes après mu pare wàññi sa feu ba mu ndaw nga daal di jël comme li may wax rek toujours trou creusé su la neexee nga jël sa kuddu ci ginnaaw gi ci ñuwaar bi nga yore man lii je pense que c'est bon parce que pour vapeur yi mun a aw foofu daal voilà defee nii nag tëj ko léegi nag daal di jël suñu sopalin daal di ñëw commencer defar suñu kii yeneen ingrédients yi dem ci kii bi. voilà kon ñu xool basmati rice bi ñu defoon bi sànq voilà gis nga mu ngi nii daanaka pare na li ñuy def mooy dañuy daal di jël rek suñu diw ñor walla beurre teg ci kawam nii rek daal après dañuy fay gaz bi complètement léegi nag suñ ko fayee juste pour beurre bi mën a dugg ci biir togg gi rek après ñu daal di koy yàq dañ ko siy bàyyi quelque chose comme ay 2 minutes rek nga xam ne day décongelé yëpp xaw ma décongelé la xaw ma day seey yëpp ci kawam donc ñu ñëw gis nga dama koy tegaat nii ci kawam daal di fay gaz bi gis nga su ma ko fayee nii nag léegi damay le temps may dem jëli ji samay ndab fu ma koy yàq ak yooyu nga xam ne dina seey après ñu daal di yàq léegi nag daal di wàññi gis ngeen kii bi ñu gisoon bi sànq curcumin bi ñu defoon bi damay wàññi tuuti ci ceeb bi nga xamante ni dama siy def curcumin wala safran ku nekk boo si am rek moom ngay def daal di koy xóoyal tuuti rek ci benn ndox daal di ñëw nag wàññi si ceeb bi boobu laay def mu am tuuti curcumin léegi nag nga xam ne dañ koy décorer ceeb bi incha allah. gis ngeen fii li ma def mooy dama ko fàtte woon wane sànq mais dama xóoyal fii nii tuuti dama jël kudd bu ndaw bi ma daal di ciy def genn wàll kudd bu ndaw bi ndox daal di ciy def suñu turmeric bi léegi bi ma paree ma xóoyal ko ba mu seey si laa ko jël sotti ko fekk ma wàññi woon si ceeb bi ñu yàqoon bi sànq ma sotti ko si donc si laa nekk di ko mélanger nii bi ma ko sottee li ma def rek mooy dama ko si jël rek di ko yëngal nii gis nga mélanger ko ba yëpp gis nga pepp ceeb yi fi nekk yëpp daal di am kii daal di laal si turmeric bi soo amul turmeric mun nga jël safran sax normalement ñoom lañ siy def mais man maay jël rek turmeric noonu gis nga su ma defee nii ba mu baax léegi ma daal di jël sama ceeb xam nga defaroon naa ko ba pare léegi damay daal di jël rek tuuti pour décoration lii c'est facultatif su fekkee ni bëggoo ko mun nga bàyyi bañ ko def c'est facultatif c'est juste pour mun a rafetal kii bi rek présentation beeg yooyu mais c'est pas nécessaire su la neexee bu fekkee ni yëpp mu jaune nga bëgg nga daal di def yëpp mu daal di jaune
donc loolu daal dañuy jéem a def nii instant bi donc ñu xool ku nekk yow yaay xool lii nag xooñ bi la bi nga xamante ni dañ ko siy bàyyi nit ñi dañ koy xëccoo généralement donc damay jël kii bi rek daal di koy teg nii gis nga teg nii c'est plutôt esthétique rek man sama waa kër dañ bëgg bu jaune bi moo tax ma def mu bëri nii donc yow yaay xool rek ku nekk yow yaay xool nu mu la neexee gis nga boo defaree nii xaw a niceal tuuti après jeex na donc nii rek la ñuy def mu daal di jeex donc su la neexee nga jël sa tuuti kii soo amee bu fekkee ni kii nga am man fi ma nekk nii amande laa am tuuti laay jël rek daal di koy teg nii ci kaw décorer ko tuuti voilà ku bëggul amande ci affaire yi mun nga ko bàyyi gis nga ma daal di jël tuuti sumaak rek teg ci kawam benn épice la nii rek boo xam ni dafay xaw a mel ni lu citronné moom rek ngay jël daal di teg nii ci kaw juste pour décorer rek donc yëf yaa ngoog kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gis ngeen ko seen basmati rice mi ngi nii boo xam ne dañ ko def style biryani donc maanaam nga xam ni dañ siy def de accompagner ko ak li ñuy wax ni amande yi nga xam ne dañ ko daggate ku ko buggul mun nga ko bàyyi daal di siy def tuuti sumac muy maanaam benn épice boo xam ni c'est uniquement spécifiquement arabe la xawma marocain ak yooyu ñoom ñoo koy utiliser donc mun nga ko def dafa xaw a mel ni lu am tuuti citron donc moom lañ ko defee donc di leen jox dig daje ba beneen yoon ci seen beneen tuto encore asalaamualeykum wa rahmatullah Bismillah